c'est gentil du Enquête 221 dal leen jàmm ñu am ak yéen entretien exclusif ak monsieur le président Ousmane Noël Dieng mi nga xam ne tey ci Kaolack daf fi doon amal activité bu am solo gannaaw ba mu toogee benn diir boo xamante ni nii xëy na gëj na ci dëkkam tey nga dellusiwaat si ñu bàyyi la nga nuyoo ba pare ñu ñëw ci actualité bi. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di wax baatu alhamdulilahi rabbil alamin moom mi ñuy may kattan ak doole may ñu pas-pas beeg mën-mën ba yëpp réunir ba ñu mën a def activité bi moom la ñuy sant di ko delloo njukkal borom subhanahu wa taala di gën a bég ci weeru gàmm gi di weeru yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nga xam ne moo tax ñu bind ñu ñëpp di si delloo njukkal di ci nuyu julliti yàlla yëpp ak kudul jullit yëpp ndax luy mbindeef rek yonent yàlla Muhammad moo tax ñu bind la kon maa ngi ci njukkal doomu aadama yëpp di nuyu ñëpp wax dëgg yàlla di leen ziyaare. mën nga dellusiwaat ci activité bi lan moo ko sababoon. waaw lu ko sababoon mooy tu sais c'est la rareté qui fait le coup tout ce qui est rare est cher yàgg nañ ci franchement langue politique bi fii ci Kaolack def fi lu ne depuis 6 ans musuñu bàyyi benn événement musuñu bàyyi benn fan musuñu nangoo doon mbottu nawet rek lay génn. mun na ngoox yi ngoox bu nawet delloo mu delloo ci ay ci jàmm ñun dañ fa dem nekk tous les jours malgré nos béquilles financières lu ñu am yëpp bokk ko jaamu yàlla yi def politique sociale changer politique gu Kaolack ba par force képp kuy fa am alal di nga ko génne bokk ko askan bi mën see gis seen bopp donc loolu lañ dem wane ba loolu ma sax léegi fi ñu toll ci Kaolack ba lépp loo am da nga gis politiciens yi génn da indi say mbir bokk ko Kaolack waay donc def ko plus de 6 ans nekk ci chaque jour ko defee ñun toog ba si yàgg def benn stand by nag nañ toog xool waaw li ñu liggéeyoon wax dëgg yàlla si askan wi ndaxte buñ la gisul si ay bët ndax liggéey bi dëggu na wala dëggu ndaxte nit ñi fekk ñu ngi la gis si bët mun nañ la rus ndax cofeel la ndax dëggu la ndax ànd yàlla la wala ànd xaalis la loolu lañ dem testé di ko xool tey nag moo nekkoon confirmation bi tey jii Kaolack war nañu ne ñun dañ laa bëgg Kaolack war nañu ne fulla gu nekkoon ci Maulana Cheikh al Islam daf ñu koo bàyyeel fulla bu nekkoon ci Serigne Bassirou Mbacké nekkoon ci Abdou Hamid Kane nekkoon ci Maam Abdoulaye Niass Maam Khalifa daf leen ko bàyyee te jël nañ seen doom accompagner ko gunge ko dooleel ko looloo waroon tey activité bi tey looloo waral tey wax dëgg yàlla ñu gëjoon fi lool après tey nag ñu ñëw def le grand retour avec mon mentor monsieur le ministre Diène Farba Sarr. exactement ci moom la ñuy ñëw sax votre mentor yegsi na dëgëral sa taxawaay am ay kàddu yu mu fi yëkkati yu am solo yoo xam ne xëy na population bu Kaolack bi ñu bëri ñoo ngi ko doon xaar parce que c'est un message boo xam ne sénégalais yu bëri xamuñu exactement relation Ousmane Noël Dieng ak monsieur Diène Farba Sarr mën nga si ñëwaat tuuti. waaw relation papa ak doom la relation suñu complicité dafa am ëpp solo relation bi nga xam ne bu dëggu la bu aqiqa la ànd yàlla la. mu nekk suma baay lépp lu ma am ci àdduna fu ma dem ci àdduna lu ma mën ci àdduna sans Diène Farba Sarr Ousmane Noël n'est rien du tout yàlla nag mooy joxe waaye yàlla wàccu jox kenn yàlla moo boole jaamu yàlla yi yàlla def ne la in shakartum la azidannakum gis nga yàlla ba muy wax loolu xam nga la lay signifier sant ma dolli la bu ko nit waxoo ñu ne ko dafa bëri tiitër su ma la may léegi junne na waa léegi nag sant ma man boo ma sant du ma dolli da nga naan saa nag dafa bëri tiitër quoi may na ma kañ moom même bi ma ko sant sa yàlla dina ko sant waaye yàlla def na la sant ma dolli la in shakartum la azidannakum ça veut dire que Dieu il voulait juste nous montrer que la reconnaissance est bonne mais yàlla nga sant ko nga ñàkk koo sant wàññul dara ci nguuram gi ndaxte moom mooy kun moom mooy yàlla suñu borom mais yàlla moo bëggoon woon suñ jaama mi moom di leen santande si bi yàlla buy wax des fois dinay wax aji jaam yi naan man yàlla wala ñun yàlla dinay wax naan ñun yàlla nit ñi lay waxal yaa ngi dégg mais foo nga koy dégg moo tax cant dafa am solo reconnaissance dafa am solo man Diène moo ma def lu ma doon dafa utiliser jikko yàlla fekk un jeune boo xam ne franchement il est parti de rien du tout un jeune boo xam ne franchement jàmbaar la guerrier la am na lu nekk ci moom waaye mën naa ko yee loolu la yee ba mu yee loolu nag wane la mag àdduna wax dëgg yàlla doolem bi ko yàlla jox si wërsëgam ci laa nekkee tey lu ma doon dañu wax dëgg loolu nag ma ne man gor laa lu ne gis naa ko proposé nañ ma lu ne man leen man sans Diène Farba Sarr ma bàyyi politique ma gënal man Diène rek mu doon gor doon ko baax doon lu ma neex ci moom nag mooy yàlla gi mu doon parce que man bu yàlla nekkee ci yow rek man ma nekk sa jàmm waaye bu may jaay affaire rek ba jël yonent yàlla Muhammad teg sa wet nga nekk zéro
ndaxte moo gën ñëpp ëpp taar ñëpp gën a baax ñëpp yàlla moom rek la waxal te yàlla teg na ko natt bu ne te teewul na def ko muñ nag ba mu jeex donc loolu moo tax sama relation ak Diène loolu la ko relation ak Diène jom la mbëggeel la cofeel la wax dëgg yàlla leneen la moo tax c'est un père c'est un tout pour moi yal na yàlla guddal fanam rek te may ko wér te may ko sutura te président Macky Sall bàyyi ko xel genre yu mel ni Diène Farba Sarr dañ la war a jaay xel lépp lu baax Sénégal c'est Diène Farba autoroute à péage bu ñu ko xamee c'est à cause du ministre Diène Farba Sarr cadre de vie bu ñu ko xamee c'est à cause du ministre Diène Farba Sarr il est avec le président de la République depuis 98 moo bind un combat pour la République depuis 2011 ne ko di nga doon président diplôme 3e cycle la yor abandon poste directeur général abandonné ko dem toogal ko Fatick sans salaire mairie Fatick moo tax tey mu aalu ne maa ngi oo ñëpp punkul APR yëpp li ma def APR kooku def lu ko ëpp na ko wax dafa defee ñëpp. loolu sax dinañ ci ñëwaat xam naa ne dina jur sax polémique parce que kenn ku ci nekk day bëgg a wane dooleem mais ñu dellusiwaat ci Kaolack parce que fu ñu tuddee Ousmane Noël Dieng chaque fois buy wax dañuy sentir que ne dafa bëgg Kaolack dafa gëm Kaolack chaque fois aussi ngay naqarlu yenn yi nga xamante ne nii mu ngi am Kaolack te xëy na peut-être mënoon na bañ a yegg foofu ci jafe-jafe mën nga dellusiwaat tuuti rek ci jafe-jafe Kaolack yi. Mame Khalifa damay faral di wax dañuy suñu waxee dañuy foog damay sànni xeer wala dama arrogant wala dara man non dañ ma yar ci diine yar ma ci lislaam mais damay wax dëgg allah wala xaqu wala xaqu allah gis nga Kaolack du mu amee nitu yàlla yu baax la ñu yàlla dénkee ay politiciens yu bon yàlla daf ñoo dénk Mawlana Cheikh al Islam radiyallahu bi dénk ñu bàyyi Maam Alaaji Abdoulaye dénk ñu xalifatu Mouhamad Niass dénk ñu Serigne Bassirou Mbacké waa kër Serigne Touba dénk ñu jàngo yi sax dañoo baax noonu la ñu amee ay politiciens yu bon malheureusement parce que Kaolack neex naa defar Kaolack Carrefour la kuy dem Casamance fii ngay jaar kuy dem Guinée fii ngay jaar foo mën a dem ci àdduna fii ngay jaar recette yi may génne wax dëgg yàlla mënoon nañ ko def mel ni Dubaï mais boo amee yërmande ci réew boo amee yërmande ci Kaolack d'abord pour nga gérer ko da ngay ragal yàlla ñaar da ngay doon patriote ñett da ngay am ambition ne franchement ba ñeent da nga fiy dëkk bàyyi yaay pur sang Kaolack quoi. malheureusement mosuñu am suñu maire waaw mosuñu am suñu maire bi nga xam ne franchement 100% pur sang lépp Kaolack waa leen Saalum dëgg-dëgg lañ mosuñu ko am xanaa Maam Khalifa Niass bu bàyyi Niass ba mu fi ñëwee te moom vite fait la woon passage la woon et donc malheureusement mosuñu ko am tey Kaolack nag dafa toog pour sàkk doomam ñëw na pour jël ay yëfam pour def Kaolack comme États-Unis comme Paris comme Dubaï parce que ay jeunes ko def nit ko def yu am ñaari nopp yu am ñaari bët yu am bakkan yu am ñaari tànk ñoo ko def c'est possible si c'est possible tout est possible engagement la laaj détermination partenaire yaa ngi dégg outil borom xam-xam yi ñu indi Kaolack ak ambition ak cofeel wax dëgg yàlla pour ñu mën a changer Kaolack. mais quel est le problème de Kaolack les leaders de Kaolack sax je veux dire parce que booy xool ci état bi ñoom ñoo ci ëppale ñu leen fa représenter ci cadre représentativité booy xool te aussi. waaw mais quel est le problème ma yaakaaroon ne boo lëkkoog sax ak état ci lay yenn projets yi di gën a yomb pour nga déclencher sa dëkk. xam nga mairie Kaolack mun na bañ a am budget bu defar Kaolack waaye boo lëkkaloog état defar Kaolack moo tax man la ñàkk cofeel la bu ñu kenn naxee ne sama budget bi mënut a defar Kaolack budget bi antu na ko déedéet si yow boo nekkee ak état boo mënul dara da ngay dem état dem laaj état yow bu yaa ngi ci état bi kenn da ngay wax ne ko état defaral ma lii état defaral la loolu. boo nekkee ci nag bi da ngay xeex pour am ci res bi xeex pour am ci faler la yi xam naa nag faler ni dañu ma simmi wala ñu sant kii ak yooyu ñang xeex pour am ci ndawal li indi ko man pour loolu moo tax ma dugg ci politique en politique tout s'arrange rien ne se donne da ngay dem fekk fa fu nag bi dee nga xëcc foo ko yóbbu sama région il faut patriote mais ñàkk patriotisme rek moo waral loolu da nga ñëw xamoo sax lu maire da nga ñëw rek nekk ko rek après def lu la neex gëmoo ko quoi amoo deret bi sentiroo ko quoi tu n'es pas fier mais ñun dañuy dem ba États-Unis naan Kaolack naan xam nga Kaolack américain yi Kaolack parce que Kaolack moo ñu neex jaay tur bi moom lañu am anyway dara mënul tax bañ dellu ginnaaw ay sawade taxul sànni xeer tax mënoo tax ñu dellu ginnaaw saaga ndey mënut a tax ñu dellu ginnaaw on est vacciné il y a 40 ans de cela y a pas de souci y a pas de galère on est là dara mënuñoo dellu ginnaaw Kaolack la ñu bëgg
moo ñu bàyyiloo ci xelu président Macky Sall na ci bàyyi xelam Kaolack la ñu bëgg toppuñ ci ginnaaw kenn Kaolack la ñu bëgg dañ ko bëgg a changer suñu bopp. ñu jëm ci élection locale yu am solo yoo xamante ne nii enjeu yu bëri da ci nekk Kaolack aussi war ci jël ay responsabilités surtout doomi Kaolack yi ñu def changement une fois pour toutes comme ni nga koy waxee ci biir Benno Bokk Yaakaar ci nga bokk ndax sa leader ci la bokk MJK si je me trompe pas aussi ci biir coalition bi la bokk xëccoo gi commencé na au niveau de Kaolack kenn ku nekk di dëggal boppam tey yow nga ñëw dëggal sa bopp déjà rek est-ce que mu ngi xeeñ lu neex. xam nga maam. xam nga moo tax man dañoo yëpp Kaolack daf ma métti damay jooy des fois je pleure élection yi mi ngi ñëw c'est dans quelques mois dellu ginnaaw rek nga dem ba corona ba fa corona amee rek gisoo benn politicien faaluñ gaa yi sax dellu ginnaaw tuuti rek ci ay tabaski ci ay côté doo gis kenn dañoo yëpp Kaolack waaye moo tax mosuñu am jeune bu mel ni Ousmane Noël pour mun leen wax dëgg na leen ay tout est faux. Tout est faux ba pare bokk suñu biir gëmuñu ko lu ñu sóob ni rek ku nekk jël benn presse wax dañuy sóob pour tàngal président jox leen benn affaire loolu lañu gëm loolu la ñuy def nii dañuy signaler film indo kabo yi indo yooyu lañuy def dañuy sóob sont tous faux ils sont tous faux Kaolack duñ ko téye maa ngi fi sama mbakkan laa ci rek duñ ko jël moo tax président Macky Sall na bàyyi xelam duñ leen ko jox. dañuy faux dañuy ñëw indaale ñetti presse juróom benn presse wax na la yëngal amuñu base politique amuñ ñetti nit bu leen wër man damay toog Kaolack ne nii man la Ousmane ne dama leen soxla kër fi mu fees dell du mbiru jantal du sànce du costume du chemise du dàll du xaalis yëg rek ñu fi ñëw yëpp te yëga leen indi wala boog gaan mu demee naa si nit ki bu la ñaanee 10 000 waaye mën nga ko may 100 francs mu gënoon ko 10 000 mën nga ko may 100 francs mu gënoon ko 10 000 mais yëgoo nit ki faale woo nit ki ba élection ñëw nga indi ay 10 millions indi ay 100 millions indi ay 30 millions que yéen daal xam naa leen Kaolack gëmu leen dara da ngeen xiif ceeb yaa ngi ne ak 100 millions soo doon pare gis naa leen gis ba élection yi jeexee fàtte na leen mais nag c'est à nous Kaolack waaye ñoo war a yeewu alors def nga sa déclaration léegi ñëpp xam nañu ne candidat ngay doon ci élection yi ñu jëm mais teewul président de la République yaa ngi koy bàyyi xel ci sa biir communication di ko wax mu def le bon choix bu tànnee keneen est-ce que yow da ngay gën di dëggal sa candidature wala da ngay bàyyi loolu mu jàll. waaw non ñun duñ bàyyi parce que dinaa la Kaolack moo ñu tax a jóg dégg nga lu wax ne ñun duñ toppuñ ci gannaaw kenn président dañu bëgg mu tànnuñ ñun lu tax ñuy bàyyi xanaa kon lu ñu oote dafa dëggul ci ñun bàyyiwuñ kenn président laa bëgg mu dëggal ñu ñun mu samp ñu ñun ñu defar Kaolack ñun bu mu samp keneen ñun nañu samp ñoo leen ëpp mbooloo ñoo leen ëpp ambition ñoo leen ëpp xam-xam ñu defar Kaolack xañun xooluñ sax ne ay ndax bu sampee keneen kan lay samp Kaolack waaye ñun lañ bëgg Kaolack a déjà choisi il a dit Kaolack a dit oui donc kan lay samp. dégg nañ tey ci sa déclaration nga tudd un problème bu xóot sax fii fan yii yëpp mu ngi nekk actualité muy marché bu Medina Baye boo xamante ni am na kuñ ko tegoon ci loxoom mu bokk ci biir Benno Bokk Yaakaar nekk un responsable boobu ba léegi nag gis nañu message yi di jaar fu nekk analyse bi dafa gàtt sax xam naa temps bi moo la ko mayutoon lan nga ci bëgg a wax exactement. mais li ma ci bëgg a wax rek mooy Maolana Cheikh al Islam Baye Niass mérituwul loolu Baye Niass melting pot la indi Kaolack melting pot. Kaolack ak nu mu toll Baye Niass rek moo fi indi adduna bi yëpp dajee fii chaque mawludu nabi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ko góor yàlla la jël l'islam yóbbu ko ci adduna bi tas Sénégal jaay Sénégal ba pare jaay Kaolack xam nga lu mu signé Kaolack yi Baye Niass al Kaolack yi mu samp Medina Baye tuddee ko Medina Munawwara bu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Medina Baye am maquette mu doon moo war a doon marché bu gën a ngande ci Afrique centrale mu war a nekk marché bu gën a rafet ci àdduna jox ko benn mbindeef mu lekk ko ipité ko jaay xaalis bi njiite réew mi ñu joxaat ko xaalis pour mu fay nangam mu jaayat xaalis bi lekk ko c'est anormal nañu wax dëgg na nekk benn bokk yaakaar luy benn bokk yaakaar na fa nekk mais il a volé on le dit il a volé li muy jox askan wi yëpp di jënd nit ñi di jënd sëriñ si ak di leen jox ay 10 millions ko 5 millions yëpp day sóob xaalis si suufu jàmbur yi la sàcc. kawoon ñu ngi laaj seen suuf Lindiane barki dem mi ngi fa may ay 3 millions 10 millions c'est archi faux nañ delloo suuf si maa koy may interpeller président Macky Sall may wax ci moom ne ko nañoo régler loolu sinon luy ram ci ñag bi la jëm.
taachal liggéeyam moom. day taachal sax liggéeyam parce que il est mal représenté parce que am na ñoo xam ne du ñëpp ngay àndal du ñëpp ngay parce que noo mu ne mel amee ku quelqu'un un technocrate quelqu'un bu ku digne ku am personnalité ku un intellectuel ku mel ni monsieur le ministre Diène Farba Sarr ay complot tax ci biir fer xam nañ ñu mu demee duñ wax ba tax ngeen pousse ko naan kii mooy coordonnateur boo xam ne mosuñ ñëw woon kayit ne kii mooy coordonnateur APR un coordonnateur boo xam ne mënoo bind sa tur mënoo sax signé kaw la daal ñun loolu lañ mérité ñun quelqu'un boo xam ne ku mënul signé buy wax mel ni dof waaw noonu loolu fan la am. la moo tax kilifa diine yi ñoom tamit ñu ne tekkaaral ci affaire yi. waaye xam nga kilifa diine yi ay nitu yàlla lañ ñoom dara yëgul leen ñu dul laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah dara yëgul leen. mais marché bi seen marché la seen titre foncier. waaw moo tax ñun ñu koy dox waaye ñoom dépassé nañ loolu seen ay góor yàlla lañ ñu ngi yëg ci yeneen pays yaa ngi dégg waaye nag ñun dinañ ko dox bañ delloo ko parce que ñun bàyyi daf ñoo ñor Médina Baye daf ñoo ñor Kaolack daf ñoo ñor dinañ ko dox te à part de suba wala à part de semaine prochaine incha allah rabbi dinañ def benn marche dinañ marche takk ay morceaux yu xonk jugee Médina Baye dox ba gouvernance incha allah ne nañu wax ci marché bi te ñu ngi ci au jeunesse bi yëpp nag waaw ñu jógee Médina Baye waaw dox ba fépp incha allah rabbi nañ dem ba yëpp nañ wax suñu marché bi wax ci suufu kawoon bi wax ci Lindiane. alors wax nga ci marché Médina Baye jeunesse kaolackoise na ñëpp ñëw fekk si ma semaine prochaine ñu def benn marche nañ wax ci marché bi. jafe-jafe yi tudd nga ko mais xanaa yow war nga am yoo xamante ne nii ay priorité la yoo xam ne bëgg nga vraiment taxaw ci surtout une fois que Kaolack jox la baat ci Kaolack ay projet yoo xamante ne nii ay projet phare la yoo yéene Kaolack. waaw xam nga fi ñu doon ñu ngi suñu programme di ko denc di xaar ba programme jot ñu te suñu programme mais ku ne xam ne Kaolack dañ ko porté suñu xol ba pare dem fu ne gis lu ne te defar ko yomb yaa ngi dégg am xam-xam boo xam ne ñu ngi ko bugg indi Kaolack nangaan prêt pour def ko na maire ou pas maire parce que ñun on est déjà le maire de Kaolack parce que ñu ñuy def sax maire def ko et donc bu ñu faloog yàllaay fal nag yàllaay fal gëm nañ mais nag dinañ sabablu bu ñu yàlla joxee ñu jël bu ñu joxut tamit ñu nekk Kaolack la ñu joxee ñu jël waaye du tee ñu bàyyi Kaolack de mais on est là pour Kaolack pour changer Kaolack yaa ngi dégg ci tilimaay ci lëndamaay ci infrastructure ci canalisation on est là ci cadre de vie loolu lañ bëgg changer dañu bëgg Kaolack boo ñëwee waaw ba ci emploi des jeunes dañu bëgg Kaolack boo ñëwee entrée Kaolack nga ne waaw ay waay Kaolack so macha allah nga gis ay immeuble gis cadre de vie bu rafet gis verdure bu rafet yaa ngi macha allah marché bi yaatu jeunesse bi di liggéey port bi ibbeeku ñëpp di fa xëy infrastructure bi tali yi yaatu canalisation bu tawee du def une seconde yëpp dem Kaolack mel nit bu sa dërëm réeroon sax feeñ dërëm waaye mel ni bu juróom-ñetti nag réer sax du feeñ ci digg ma du ne feeñ ndax lëndëm loolu musiba la. alors kon ñu jëm ci cappaandawu waxtaan bi ban message ngay lancé Kaolackois yi surtout ci élection yi ñu jëm nga xam ne dañ ko porté ci seen loxo enjeu bi nag ci ñoom la nekk parce que boo loo baax ak loo leen bëggal lu baax aussi ñoom dañu am benn mauvais sens bi di tànn koo xamante ni xëy na du leen yëg après ban message nga leen di lancé pour ñu jeexal waxtaan. Kaolack waa l'arrivée de Ousmane Noël lañ xam lu bëri ci politique ñu bëri xamuñu woon politique sax te lu ñu woon loolu. ñun suñu arrivé ci politique dafa tax ñu bëri yeewu ci politique moo tax jeunesse bi dugg ci politique jeunesse bi ne dañ leen dem utiliser rek solo leen ay t-shirt ñu yuuxu pour ñoom dañoo foog jeune loolu rek la war a def man ba ma ñëwee laa ne pourquoi pas je suis un jeune mais je suis un leader je m'engage pourquoi pas c'est possible pour la ñu war a woon sol te yuuxu rek déedéet dañoo war a fi ñu doon bokk ci nag bi dafa suñu réew moo tax Kaolack maintenant a compris la jeunesse a compris franchement léegi amatul dara léegi dañuy changer xam nañ fu ñu war a tànn xam nañ ku ñu war a tànn te ñoom ñëpp xam nañ wax na ak ñoom te xam nañ ne seen xool ba maa ci nekk man Ousmane Noël ku ci nekk man monsieur le ministre Diène Farba Sarr kon donc maa ngi lay ñaan ñoom ñëpp nañ gën a takku nañ gën a jàpp nañ gën a dëgër jàppale président Ousmane Noël jàppale ma ñu récupérer Kaolack mën koo defar
incha allah rabbi loolu laay sàkk si toute la jeunesse kaolackoise di ko sàkk suma ñaani kilifa diine yi kilifa aada yi ñu changé Kaolack gi jëm Seydina Mohamed.